parce que tamit mënuñu comprendre ngay consommer muy consommer keneen di consommer moom mu nangu ko yow nangu woo ko ça veut dire que day mel ni kon nguur gi lay jàppale. am na ay association de défense de consommateurs malheureusement yoo xam ñoom bu ñu waxee ñun ñu wax dafay mel ni du même consommateurs yi la ñuy défendre. L'actualité autrement dans 9-11 sur King FM. man dañ may jàpp ci télé bi à cause de produit usé ma gis oto boo xam ne man maa ko gën a ñànkar oto fuuf damay romb déggal jooju wax rek nga xam ne yaa quelque chose. waaw wallahi yaa quelque chose. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. Mouhamed Ndiaye fan yi daf may tendance. waaw parce que dama ko ne paa nga xew. 9h passé de 20 minutes. Merci de nous rester fidèles encore une fois sur cette belle fréquence King FM 99.4. Merci beaucoup à toute l'équipe. On s'excuse pour ce léger retard bi nga xam ne am nañ ko pour tàmbali jotaay bile di leen nuyuwaat bu baax a baax te am mbégte di kontaan ci seen fidélité bu ngeen xëyee taamu fréquence bi nga xam ne moo di 99.4 mu leen di gunge toute la journée ci suñu ay programmes yi ñu leen di proposé naka noonu bi ñu ubbee ci suba si tey ànd ngeen comme d'habitude ak Ali Ndiaye mu àndoon ak équipe bi di Larry Samb Mayité ak le grand Seydina Omar pour vous accompagner tous les matins ci yeewu bi nga xam ne yéen a ko tànnal seen bopp muy première matinale fii ci Sénégal di leen ci gërëm bu baax a baax ci ànd boobu ñun nag 9h bi mu jotee ba tegal ci lañ ànd ak yéen jotaay bi la ñuy tàmbali ñu ngi ko dippee 9-11 dans quelques minutes dinañu recevoir la rédaction bu King FM ñu tënkal ñu xibaar yi 9h30 lay doon incha allah bu ko defee nag buñ ko weesoo commencé nag li nga xam ne moom la ñu dippee actu commenté di info expliqué ci biir jotaay bi naka noonu danañ ko tas ci biir faram fàcce ko jox leen ko ba boori 11h tegal ay quelques minutes bu soobee yàlla di ngeen am seen revue de presse du jour avec Serigne Saliou Seck comme chaque matin bu ñu weesoo loolu également xam ngeen ni trafic info xibaaru dem beeg dikk bi ñoo leen ko tàmmal ci la première radio digitale bu Sénégal environnement daf ñuy faral di yitteel talaata bu ne moo tax tey dinañ defaat benn reportage jëmale ko ci environnement bu ko weesoo également ci actualité commentée info expliqué on aura des invités yoo xam ne dinañu bokk ak ñun waxtaan bi ci téléphone bi waaye bu leen fàtte tey nag danañu tàmmali lu bees loo xam ne ñu ngi ko tuddee yoonu màggal gi ci rajo bi incha allah rabbi ci kanam tuuti dañuy fas yéene jël yoonu màggal gi rek nag commencé jubali dëkk boobu ñu naan Touba ndax 18 safar gi Serigne Saliou Seck sëñ bi Seck lañ ci àndal ci kanam tuuti lay doon incha allah rabbi ci numéro bu njëkk bu yoonu màggal gi ci téléphone bi également am ngeen possibilité wooñu naka noonu répondeur King bi FM bi aussi ñu ngi leen ci xaar ngir jukki ci yenn yoo xam ne dinañ leen ko dégtal ci biir jotaay bi la dañuy tàmbali léegi ak Carlou D qui ouvre aujourd'hui la sélection When Say c'est le dernier single bi mu génnee officiellement ko waa écouter dinañ waxtaan ci kanam tuuti également ci ki nga xam ne moo di Mame Gor Diazaka da doon génne albumam démb ca fi nga xam ne moo di Café de Rome ak point de presse bu mag boo xam ne def na ko fa des extraits qu'on va vous proposer tout à l'heure dans cet album de Mame Gor qui est disponible officiellement à Dakar depuis démb mën ngeen koo am dinañ ci dellu soit également largement sur cet album qui est même d'ailleurs l'invité de Yeewu Leen ci suba si ci kanam tuuti également moom it dinañu dellu si ci benn extrait dans cet album tout de suite on démarre avec Carlou D le Baye Fall de la musique sénégalaise. Bonjour et bienvenue à Serigne Saliou yaa yegg si 9h35 minutes voilà. woy waa ngi nii mu ngi ko sagalee ki nga xam ne moo di Mame Cheikh Ibrahima di ko ci tàggate di ko ci bàkk ci jikko yu rafet yi yoonu murid yéen moom loolu freestyle naa ci dellu soit incha allah léegi en attendant ñu tëgg xibaar yi ba noppi ak Serigne Saliou Seck bu ko defee ñu ñëw yeggali jotaay bi ci actualité commentée noo def. coordonnatrice bi moo nekk sama nopp yi di wax daal fu ne ngay dugg ci kër gi man xaw ma foo ne ak ci loo ne. Ndeye Mati la de. ci li nga ne ak foo ne sax xaw ma ko. Ndeye Mati la moo nekk sama nopp yi di wax actu commenté sa tët xoolal. ba bref yi far nar a kii. nara da nga ko naroon a leb. ba ma nar koo leb boo ko lebee duñ la ko lebal. gars yi duñ ma ko lebal. ah déedéet kon ñu tënk xibaar te dellu si. ñu tënk waaw. ayca bismillah ak Serigne Saliou Seck juste après on se retrouve. Toute l'actu sur King FM. Mesdames, Messieurs, rebonjour. La nomination du nouveau directeur général de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal IPRES, Amadou Lamine Dieng, continue de faire débat. Cette fois-ci, l'UNSAS, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, hausse le ton et désapprouve avec la dernière énergie ce qu'elle qualifie d'une tentative d'accaparement par le président de la République d'une prérogative légalement reconnue au conseil d'administration.
Le pool des avocats du président Ousmane Sonko tient une conférence de presse mardi 8 octobre 2019 à Dakar portant sur le scandale des 94 milliards du TF 1451R. Les avocats vont éclairer l'opinion nationale et internationale sur le supposé complot ourdi contre le leader du PASTEF Ousmane Sonko. Dans ce dossier, pour rappel, la commission des lois de l'Assemblée nationale examine l'affaire des 94 milliards qui sera donc étudiée en séance plénière prévue ce vendredi. Plus de 2 milliards de personnes affamées dans le monde, dont 177 millions en Afrique de l'Ouest, ce qu'a révélé le rapport 2019 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Selon le coordonnateur régional de l'institution qui s'exprimait au micro de la télévision Futur Média, cette situation est une mauvaise nouvelle pour la sous-région africaine et qu'elle doit être corrigée très rapidement. Sport, match amical Sénégal-Brésil prévu le 10 octobre prochain. Après Edouard Mendy, Mbaye Amadinha est déclaré forfait d'après les dernières informations de Galsen Foot. L'attaquant du Stade Rennais s'est blessé au genou, une information que le staff médical des Lions n'a pas approuvée. Et pour la musique du jour, nous vous proposons le nouveau single de Cheikh Ibra Fam, plus connu sous le sobriquet de freestyle. La chanson intitulée Serigne Bamba Djerejeuf est un hommage à l'endroit du fondateur du mouridisme en prélude du Grand Magal de Touba. Écoutons. الكريم نوي خديمي موت الوعي باسم الخديم باخ الكريم نوي خديمي موت الوعي دلال خلي سيرال خلي اني مي بلا انتهاء يا سلك دندو امودن يورك La version wolof de ces brèves, c'est dans un instant. yéen a ngi déglu King FM ci 99.4. xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak fal gu yees gi am ca IPRES directeur général ba di Amadou Lamine Dieng moom nag mi ngi wëy di jur coow ñi leen di syndicaliste yi nag ñoo daal di ŋàññi lu ni mel ne dogal bi ànduñ ci INSA sax ñoom dañoo mer ba fut joxoñ baaraamu tuuma njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall nekkoon yoon mayu ko benn yoon muy daal di def lu ni mel. pool des avocats bu président Ousmane Sonko di kon avocat yi takku ngir jàppal tànk Ousmane Sonko ñoom nag tey ji la ñu amal janloo ko taskatu xibaar yi nekkoon dinañ leeral li ñu duppee népp complot la te ñu bëgg ko teg seen client bi la di Ousmane Sonko fekk booba moom assemblée nationale di pencum ndaw réew ma dinañ amal niki aljuma bi nu dëgmal plénière jëm ci leeral coowul 94 milliards yi ñaari milliards yi doomu aadama ci àdduna bi fii nii ci déndu Afrique sowu jant nag téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari millions yi doomu aadama la ñu wax ni ab xiif ñoo leen fi daal di dàpp ab rapport la bu atum 2019 bi boo xam ne Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO moo ko daal di fésal. Coordonnateur régional bu institution ba nag ci micro télévision Futur Média TFM ci la daal di xamle lu ni mel ba noppi tamit daal di gis ni déndu Afrique war nañ ci andi ay saafara ci ni mu gën a gaawee rawatina Afrique sowu jant tàggat yaram jàppale ni Sénégal ak Brésil fukki fan ci weeru octobre bi nu dëgmal dinañ laale Edouard Mendy Mbaye Amadinha duñ ca bokk moom Mbaye ñaa sax démb la ànd ak kon ña koy xoolal wér-gi-yaramam ñëw wax leen ni leen du ca mën a daal di bokk. xibaar la tamit boo xam si ci li nu mujjee jot staff technique ba ci wàllum wér-gi-yaram kon te nekk ca biir gaynde ñoom nee nañ dëggaluñu mbir mu ni mel. ñu jeexale wàllu musique tey ñu leen di dégtal woyu Cheikh Ibra Fam ñu gën ko xam ci freestyle Serigne Bamba jërëjëfati la génne single bu bees la mu génne ko ci jamonoy màggal ji ngir delloo jukkal Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ñu teewlu. titre bi njëkk a génn ci album bi mu ngi ko dippee sëñ Abdou Karim Mbacké la ko jox nangu dogal bi écoutez ce titre et puis ñu dellu soit. xaw ma woon ni nii nga mëne ci mbalax mi mais bon am naa scoop de. gis naa la nga yëngu de. waaw mais nëbb ko nag nëbb ko. gis naa la nga yëngu te maam Cheikh mi am na ko ci digital bi. mais kooku moom ci site bi la jëm direct. mais xam nga Abdou Karim sëñ Abdou Karim lay woy. waaw yëngatu ci day yomb de.
lool sax. waaw yëngatu ci day waaw lool sax donc doo ko tey. kon yëngal say mbagg aayul. Bamba bëri doole rek. waaw kon jeex na 10 ans Préra moo yegg si noonu ci studio bi feggoo ak Pape Madiakhaté Sarr na nga def. sant alhamdulilah Kalz maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay ziar. nuyu Dissa Préra nuyu Baye Fall bu mag a mag bi nga dendeel. di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ñuy teewlu jamono ji ci 99.4 ak yeneen plateforme digitale yi. ayca tey waxtaan wi nag dañ koy tënk ci ñaari ponk bi ci njëkk dégg naa ni am na lu xew assemblée nationale. waaw assemblée nationale dañuy am ay yeesal yoo xam ne dañu koy def. ci seeni doxalin. réforme yi nag bokk na ca loo xam ne jot nañu ko ñuy commission ya nga xam ne ñoom ñoo nekk assemblée nationale. muy fukk ak benn. dañ leen bëgg a yokk ba ñu dem ci fukk ak ñeent. commission yi nag fukk ak benn yi bëri na ci yoo xam ne santé la yi environnement la. yi yeneen ak yeneen pàcc yoo xam ne. assemblée daf ciy faral. di def ay commission di ci waxtaan di ci jébbal tamit loo xam ne daf koy jébbal gouvernement bi. ngir mu mën a gën a mën a ñoŋal dundunu askan wi. réforme yooyu nag ñu ne dañ koy jëlee ci fukk ak benn dem ci fukk ak ñeent ñu nga xam ne nag ñoo fare ci kujje gi. député yenn ci député yi kujje gi. ñoom ne loolee du farata yokk ay commission du arrangé ñenn ñu dul ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci nguur gi ñi nga xam ne ñoom ñooy majoritaire waa Benno Bokk Yaakaar. ndax bu dee ñoom ñoo ëpp commission yi bu ñu koy yokk ñoom seen wàll da ciy gën a bëri. donc loolu moo tax ñoom ñu ne ànduñu ci ñàkkul daanu am kuñ ci déglu léegi ci député yooyu. yéen jokkoo ak Thierno Bocoum. effectivement donc mu doon no commission yi nga xam dañ koy yokk. ba tax ñu bëri nag ci ñi nga xam ne ñoo fare ci kujje gi di ko ñaawlu naka noonu it am na yeneen réforme yoo xam ne annoncé woon nañ ko mais xëy na bii xëy na moo ci gën a fësagum waaye am na yeneen ñu doon wax naan absentéisme beeg maanaam député yi nga xam ne lu ñuy faral di teew foofee bariwut ak yeneen yoo xam ne ay coppite la yu assemblée nationale bi war a yëkkati ngir gën a mën a doxal liggéey ba foofee ca pencum ndaw réew ma. beneen bi Papa. waaw beneen bi mooy commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne moom it jamono yi mu ngi lëmbee réew mi. mbirum 94 milliards yi nga xam ne. Ousmane Sonko nekk député daf ci tuumaaloon Mamour Diallo mi nga xam ne moo nekkoon directeur général impôts et domaines boobu également ñu gis ne coow la mu nga ca ba léegi ba tax commission bi war nañoo daje. ngir rek saytu la nga xam ne moo tukkee ci enquête bi nga xam ne enquête parlementaire bi nga xam ne defoon nañu ko bu ko defee nag ñu mën cee daal di joxe benn pàcc wala lépp ci li nga xam ne moom moo nekk ci enquête googule ngir mën a xool ndax Mamour Diallo lañ koy tuumaal am déet moom la Ousmane Sonko it mbiram ginnaaw loolu ndax Mamour Diallo day porte plainte am déet loolu it doon na loo xam ne jamono yi lëmbee na assemblée nationale ba tax ñu nga cay wax tey sax Ousmane Sonko ay avocat am daanu janoo ak taskatu xibaar yi ngir indi ay leeral ci li ñu jàpp ne état bi moo bëgg nasaxal seen ak client muy Ousmane Sonko. ayca kon loolu mooy ponk yi nga xam ne bëgg nañ ko waxtaanee dañu nekk ak Thierno Bocoum defe naa ni moom xalaatam ci mbir mi am na solo Dissa Préra ñi ngi ak Thierno Bocoum ci téléphone bi. ma bàyyi leen ngeen nuyu ko. Thierno Bocoum ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax. xaw ma ndax dama la ko war a wax continuer honorable wala lan waaye quand même ñu ngi lay nuyu quand même. bu la neexee. di rafet titre bu dul dañ. titre bu dul dañ la dëgg la. di rafetlu ànd bi nga ànd ak King FM di nekk la première radio digitale du Sénégal. Thierno Bocoum te xëy nga tey démb sax def naa laa ko jot nga am ay poñ yoo yëkkati ci li ñuy wax révision règlement intérieur ba assemblée nationale mu mel ni yow dafa am ay mbir yoo xam ne da nga ko ci ŋàññ ci gàttal lu tax yow réforme bi yow intéressé wu la lu tax je pas intéressé wu la nga àndoo ci. waaw ànd ci fii waaye ci am nañu ci betteel parce que xam nga bëriwul muy am proposition de loi. sooy gis assemblée nationale lu ci bëri ay projet de loi la te projet de loi la nee nañ ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll d'habitude comme si exécutif bi lay jógee d'habitude exécutif bi moom day def tout ba affaire am baax. donc proposition de loi nag si député yi lay jógee dama yaakaar ne député yi fi ñu jógee di def proposition de loi war a yeesal seen règlement intérieur dina doon occasion ñu dooleel seen bopp fexe ba liggéey boo xamante ne moom la leen askan bi xam ñu def ko nu mu waree bu leen fàtte ne pour rappel très rapidement que ni ba ñu éliminer lu ñuy wax poste premier ministre jeu de pouvoir yi ñu am lu bëri lu ñu fi dindi dafa am lu ñu bëree bëri lu ñu dindil assemblée nationale parce que damay faral di ko wax ma ne la tey
les questions transversales à l'Assemblée nationale su moytuwul si xamul bëri soo demee tey ci exécutif bi dafa am ay conseil interministériel soo ko déggee mooy question yi ñuy teg foofu ministère yu bëri daf fiy laal mais Assemblée nationale lu fa premier ministre doon ñëw day tax ba yenn question yi nga xam ministère yi dañ fiy laal honorable jox réponse yu leer waaw honorable déggoo bi xawul neex tuuti peut-être fi nga nekk la bu fekkee mën nañ gën a déggaat kàddu gi peut-être du ñàkk aussi mu nekk problème réseau ma yokk kàddu gi waaw nga yokk kàddu gi waa kañ waaw d'accord donc ma ne rek donc soo su ñu def rappel bu ndaw rek bu leen fàttali ba ñu supprimer premier ministre yi am na lu bëri loo xamante ne dañ ko dindil Assemblée nationale ndax tey am na ay questions transversales yoo xamante ne dafay exiger ci exécutif bi ñu daal di def lu ñuy wax ay réunion interministérielle wala ay conseil interministériel parce que mën nañu wax ne ministère yu bëri dañ ciy laal te tey Assemblée nationale amul possibilité si mbir yu mel noonu si question yoo xam ne c'est des questions transversales mu mën si am lu leer a leer parce que premier ministre ba mu koy ñëw da doon ànd ak gouvernement bi loolu yi dañ leen ko dindil donc dama jàpp ne ne laa dindil lu bëri si sa rôle de contrôle sooy dem bay réformer war nga mën a xool yow noo yokkee sa doole pour ngay mën di gën a mën a saytu mën a xool le gouvernement bi doxee parce que bokk na si say mission du voter ay loi rek dañ la tegee foofu loolu nag la ñu am mbetteel parce que gis nañ ne au lieu de ça Thierno waaw lan ak lan nga jàpp concrètement ne que tey député yi waroon nañ ko dooleel seen bopp ci réforme bi wala ci révision de règlement intérieur bi lan ak lan jox ma ñaar wala ñetti poñ yoo nga xam ne jàppoon nga ne que ça aurait été essentiel que pour député yi xew ñu dooleel si seen bopp. waaw d'abord ñëpp dañu war a xam ne budget bu ñuy présenté mooy budget de finance loi de finance bu ñuy def loi de finance boobu dafay changer 2020 bi dafa am lu ñuy wax budget programme moom directive UEMOA yi wax moom la Sénégal di dugal UEMOA dugal nañ ko depuis 2009 lañ ko proposé état yi donc tey budget programme boobu tey dëkk yu bëri yu koy def dañuy permettre député yi ñuy mën a dugg ci programme yi di def ay modifications ci programme yi parce que tey war nañu mën a tey soo demee xool réew mi muy doxee xam mbiri nan lay demee en tant que député su gouvernement ñi nga ne programme bii ngeen def bi jàpp nañ ni lii ak lii war nañ ko changer dugal fi lii wala lii ak lii war nañ ko changer dugal fi lii mais au contraire ñoom ci seen loi bi dañoo xañ député yi loolu yëpp dafa mel ni sax ñoom binduñu ko exécutif bi moo ko bind dañ leen ko xañ complètement dindil leen ko ba mu jeex tàkk tey ay lu jëm ci ay mbirum amendement est-ce que xam ngeen ne amendement loo ko mën ci def même su sax loi de finance même amendement simple amendement ci yeneen loi sax gouvernement bi mën nañ décider ne ñoom seeni amendement rek la ñuy xool duñu xool yeneen amendement yi suñ ko defee rek su boobaa amendement député rek ñu teg fële loolu tamit waroon nañ ko nangu tegaat ko parce que député war na mën a def amendement su dee amul ay incidence financière war na mën ne loi bii de su ma sañoon ñu yokk fi li war a bind fi lii maanaam boog si tënk daanaka amul lenn lu mu mën a laal si li fay ñëw comme projet de loi te loolu nag dafa doy waar député boo xam ne mënul laal dara si liñ koy indi projet de loi kon amul avancement kon réforme bi da nga c'est une réforme yow da nga ko qualifié de dangereuse. waaw mais bu lu tax ci graaw mooy dañoo yokk ñoom seen i privilège maanaam seen i am-am ak seen i grade. parce que tey commission yi dañ ko jëlee ci 11 commissions yóbbu ko ci 14 commissions. commission yi il faut que nit ñi xam ne commission bu amee dafay am budget bu muy am président commission yi dafay am rang de directeur daanaka donc tey au lieu que ñu xool commission yu doxul ñu doxal leen mais dañoo nekk di yokk commission yi te am na ñaari commission yoo xamante ne dañu am solo te doxuñu benn bi mooy commission comptabilité et contrôle commission comptabilité et contrôle mooy commission boo xam ne moom moo war a wax alal bu ñuy dugal biir assemblée nationale fan la jaar loolu vraiment règle élémentaire de transparence la alal suñ ko jëlee buy budget ñu voté ko yóbbu ko fenn war nañ mën a wax budget bi fii la dugg fii ak fii commission boobu ba léegi musul def rapport jébal ko assemblée pour wax na ne xaalis bi fii lay dugg maanaam boobu luy dugg assemblée nationale kenn xamul fan lay dugg ak nan lañ koy dépensé loolu si réew mu mel ni Sénégal c'est extraordinaire c'est catastrophique beneen bi mooy commission de délégation commission de délégation moom moo war a def évaluation ak suivi exécution wu loi yu ñu voté ba pare xam nga parfois dinañ wax am na loi yoo xam ne dañ ciy waxtaan bu yaatu ñu voté ko mais da ngay gis duñ ko exécuté par exemple tey loi sur le tabac est-ce que sentir ngeen ñu ngi koy exécuté
nit ñi fu leen neex la ñuy tuxee et cetera xoolal loi sur les déchets plastiques est-ce que gis ngeen ñu koy kii déedéet ba léegi ñu ngi déchets plastiques yi ñu ngi bëri si réew mi loolu dafay yàq lu bëri fi njur gi fi suuf si et cetera donc loolu tamit liggéey la boo xamante ne comme na commission bu ko war a def commission bi defu ko commission yooyu war a liggéey nag chaque mois ñu leen di jox seen dotation ñu leen di war a jox seen budget ñu leen koy jox muy liggéey yi donc ba li nga xool commission yi fi nekk nan la ñuy liggéeyee ngay wutaat yeneen commission di dolli yoo xamante ne amul benn njëriñ pour askan bi lu dul joxe gérer une clientèle politique donc loolu ñun liñ décrier la ñu ñaawlu lu ñu am betteel bu rëy parce que jàppoon nañ ne député yi surtout ñu nekk ci majorité bi dinañ fexe ba gën a dooleel population yi à travers ñoom ñu dooleel seen mission de contrôle de la politique du gouvernement mais du ñu def lu dul jël seen bopp jiital ko xool lu ñu amee ay ndombo tànk loolu ñaaw la. jërëjëf kon Thierno. mu mel ni wax ji leer na te position bi je pense que gën nañ ko comprendre di ça. merci beaucoup Thierno. Position bi leer na taxawaay bi également gën nañ ko comprendre mais Kals man li ma bëgg a wax ci révision règlement intérieur bu assemblée nationale bi dafa simple man dama am benn vision quand même bu simple ci waxu assemblée nationale pour man. ay yokk commission ak yokk révision règlement intérieur yëpp yooyu c'est pas essentiel. xam nga yan moo essentiel. am na lu ko gën a am fula. mais Kals da ngay dem assemblée nationale. mais député toog di nelaw. mbaa ñuy xuloo. mbaa ñuy xuloo. wala nga gis ku toog ba mu neex ko génn si lu talat cigarette am. taxaw wax mu neex du gàtt. ñu lay fay ci xaalisu askan wi. est-ce que comprendre nga. donc ces histoires de commission ak de règlement intérieur c'est pas ça qui intéresse le peuple. est-ce que sax dina changer dara. mais du changer dara. du changer dara ça veut dire que aujourd'hui c'est le peuple qui va payer les pots cassés. ça c'est clair. est-ce que comprendre nga. député bu nekk da ngay am ñaari oto da ngay am ay 3 millions 4 millions am ay conditions yu baax mais xaalis boobu suñu ay impôt la. d'accord Dissa service commercial ñoo ma yónni. xam ne ci lañ doon ànd ak yéen continuer waxtaan wi ba tey Dissa Pape Madiakhaté Dissa mi ngi woon ci point bu am solo maanaam li ñu miin ci assemblée nationale te di ko fa nemmeeku. mooy xuloo yeeg. paa yi dem assemblée di nelaw ñii di werante foofu comme ni mu ko waxee dañuy nekk sax ci liggéey ba mu yàgg kenn génn nekk ci lu ko neex dellu si waat est-ce que tey règlement yooyu ñu bëgg a andiwaat wala defaraat ko mu nekk ay réforme dina changer dara. dina changer dara am déet man je suis assez pessimiste c'est-à-dire sama xel daf ci xaw a ñaaw parce que comme ni ko député honorable Thierno Bocoum waxee hausse nombre commission yi. balaa nga koy def da ngay xool commission yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te xëy na doxuñu ils sont à léthargie ni ñu war a fonctionner wuñ ko ñu xool nañ leen di jubbantee pour ñu mën a def seen liggéey comme il faut parce que après tout commission yi dañ leen fay teg aussi pour ñu def ay liggéey di def ay ceytu mais également li gën a am importance pour man ci assemblée nationale fonctionnement ma mooy contrôle de l'action de l'état de l'exécutif maanaam saytu état bi liggéey yi nga xam ne te sumb na ko te indil li nga xam ne def li nga xam ne moom mooy teg koppar ni lii laa koy def teg ko ci ak plan état assemblée nationale député yi di mën a contrôler état bu Sénégal action yi nga xam ne mu ngi koy mëne mais bu ñu xoolee ci réforme yi nga xam ne mujj na li ñu supprimer poste premier ministre ak li nga xam ne responsabilité gouvernement bi par rapport ak li nga xam ne moom mooy responsabilité bi nga xam ne gouvernement bi daf ko waroon di am ci kanamu assemblée nationale bu ñu ko dindee dafa xaw a am lu mu wàññi doole assemblée nationale donc réforme yi dafa waroon juste à mon avis dem dans ce sens là maanaam gën a dooleel assemblée nationale mais bu ñu gisee réforme yi en tout cas li nga xam ne moom moo ci fës li ci fës nekkul li nga xam ne pour man moo gën a am importance parce que day gën a yokk nombre commission yi day gën a may ay yenn responsabilité ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk peut-être ci nguur gi parce que hausse de commission bu amee ce qui est sûr mooy seen nit daañu dugg ci commission yooyu yenn yi sax xëy na ñoom ñoo koy jiite donc c'est une situation boo xam ne man pour man di li gën malheureusement suñu assemblée nationale yi Sénégal nga xam ne ñun moo ñu gën a concerné liggéey bi ni mu war a demee ak ni nga xam ne noonu la war a demee ba askan wi gis ci bopp askan wi tout le temps boo leen laajee ils sont relativement déçus parce que li nga xam ne moom lañ bëgg a gis gisuñu ko ci liggéey bi c'est une situation boo xam ne day tax nit ñi dañuy gën a rek décourager gën a ñàkk yaakaar ci li nga xam ne moom mooy assemblée nationale la nekk ci biir assemblée nationale nag képp ku fa dem gis nga ko déplorer nga ko ay députés yoo xam ne des fois dañuy nekk en pleine discussion mais tu as même l'impression que la nga xam ne moom moo fay xew wala wañ fay waxtaanee intéressé wu leen da ngay gis ñenn ñi
di nelaw bon ñi nelaw yi peut-être mën nañ ko expliquer parce que coono yeeg affaire yooyu mais da ngay gis ñenn ñi dañuy nekk en plein débat ñu génn dem nekk ci seen i business bu bopp des fois nga gis ñin ñoo xam ne daanaka bu ñu ñëw day fekk waxtaan yi jeex na bu ñu ñëwee toog waxtaan di tapasante c'est-à-dire finalement doo comprendre regard boobu sénégalais yi di am ci ñoom il faut ñu dindi ko mais ils ne font rien malheureusement pour dindi ko mais am na lu gën a graaw absentéisme bi nga xam ne nemeeku nañ ko ci assemblée nationale je me rappelle ci début li nga xam ne moom mooy assemblée nationale bi législature bi ba muy démarrer mais président Moustapha Niasse waxoon na fi ne wàllum absentéisme ak yooyu dinañ ci taxaw mais boobaak léegi qu'est-ce qui se passe assemblée nationale ku fa dem depuis législature bi commencé ba léegi xam nga ne mais député yi rarement am na député yoo xam ne sax daanaka benn wala ñaari yoon man ca la ma fa dem benn wala ñaari yoon laa leen fa gis seen absentéisme moom mooy règle seen présence mooy exception mais dëgg la et c'est anormal il faut tamit gars yi ñoom ñuy liggéey parce que dañ leen fay tamit ñuy liggéey quoi non dëgg la et puis tu sais Kals ou Pape Sarr man dama jàpp ne tey dañu war a xoolaat réellement le profil de qui le profil du député surtout parce que c'est important le député c'est pas xam nga assemblée nationale ci réew c'est normal un peu que yenn saa yi nga gis ne ñuy xuloo di xeex dans assemblée nationale ci àdduna bi noonu la dañuy déggoo dinañuy jàmmaarloo dañuy xuloo dinañuy xeex mais c'est pour l'intérêt public ci xam-xam lañ koy teg ci xam-xam lañ koy teg ak ci lu leer mais duñ ko teg ci man kii laa far fii fële laa far fële donc ñii lu ñu bëgg moom mooy am ñii lu ñu bëgg du am en fait c'est pas comme ça que cela passe que cela doit du noonu la war a demee en fait fondamentalement tey comme ni nga ko waxee autant ñu ñuy xool ban profil la ñu war a am comme président wala ban profil la ñu war a am comme ministre mais dañu war a xam ban profil le député war a am c'est qui le député du peuple tout ce qui s'arroge le nom député du peuple c'est eux qui se sont donné ce nom là c'est pas le peuple qui a dit ça c'est notre député il faut que ñu toll ba nga xam ne que nañ dem benn parce que Sénégalais ay nit yu yeewu la ñu ku leen défendre nañ ko xam ku leen défendre nañ ko xam maintenant il faut tey bu ñu doon évaluer tey depuis le début de l'année qu'est-ce que les députés ont fait de concret que nga xam ne population mën nañu ne lii kat bi législature bi tàmbalee ba léegi député yi lii ak lii taxaw nañ ci ngir askan wi kan moo la ko mën a wax tey à part voter ay loi oui loi il faut les voter ça c'est vrai loi mooy dawal dëkk yi du yëpp dëgg la mais lan leneen l'histoire des jeunes qui sont morts en prison là mais y a une commission des droits de l'homme effectivement xaw ma des droits de l'homme ak lan assemblée nationale à part dem visiter prison yi lan ak yan jéego la ñu teg leneen Thierno Bocoum wax na ko sànq ñu ngi wax waxu environnement à part les visites sur le terrain yu ngi dem nemmeeku tëdd si benn hôtel pendant 3-4 jours xëy suba doxantu ñëw ne oui gis nañu affaire bi bon war nañ ci taxaw suñu demee assemblée nationale dinañu def li ñuy wax ay propositions de loi mais loolu la ñuy def ces commissions là à part aller en séminaire aller faire des visites de terrain revenir faire un compte rendu c'est rien de plus est-ce que vous avez déjà vu en tout cas moi ça fait longtemps que je suis journaliste et je vais à l'Assemblée nationale je n'ai pas vu njëriñ mu nga xam ne commission am na ko ci jafe-jafe askan wi muy ci environnement la coupe de bois au sud là si ça aurait pas été Aïdar andi wuñ ci benn solution duñ ci wax dëgg la de dañuy dem si foofu dañuy dem Casamance toog fa 3 jours tëdd si hôtel bi lekk bu neex naan après dem visiter terrain bi bu naaj mu tàngee sax ñu waaf dañuy daw non bu tàngee clim yi la ñu miin bu tàngee ñu dellu ginnaaw effectivement c'est vrai donc gis nga naxante bi la ñuy bàyyi non député yi fa nekk la plupart maîtriser wuñ sax lan moo leen fa yóbbu c'est-à-dire il suffit nga gis yenn député yi nga laaj leen quoi yow lan mooy sa liggéey mais député yu bari assemblée nationale xamuñu lan mooy seen liggéey c'est tout court loolu mooy problème bi gën a mag mooy député yi seen bopp am na ñoo xam ne xamuñu seen liggéey jàpp leen ni kat dañoo war a comme ni ñuy waxee ci assise nationale beeg yeneen yi dajale leen ñoom député yépp delloowaat leen si li nga xam ne moo tax ñu teg leen fa fàttaliwaat leen li tax ñu fal leen benn ñaareel ba wax leen luy seen liggéey. xam nga tax du yomb xam nga tax du yomb Kals. waaw xam nga tax du yomb. parce que assemblée nationale député yi ni ñu leen di tànnee mais c'est par exemple. disons la majorité. disons la majorité c'est un exemple. la majorité le président vient. def liste nationale. def liste proportionnelle. nationale bi moom ba fu mu toll yow da ngay dem. mën nañ jël benn Pape Sarr boo xam ne xamul dara.
xam nga la moom may def retaan ci loolu Massa pa ma jaxate suñ ci tolloo d'habitude da ngay dégg benn dëkk ne waaw ñun amuñu député par exemple kenn ku nekk ci loñ ca Matam ne la waaw ci loñ amuñu député même mel ni gox bi dafa war a am député par force xam nga pour ñoom ñu génn loolu moo tax man la Sénégal dafa graaw les politiciens wala faluñu suñu ministre ils ont fini par mettre dans la tête des citoyens effectivement que da ngeen war a am député da ngeen war a am ministre da ngeen war a am président directeur général c'est pas forcément alors que c'est pas ça non. Le député il est là pourquoi pour défendre les intérêts de la localité devant l'Assemblée nationale n'est-ce pas su ñuy wax waxu école maa ngi gis tey suba des abris provisoires à Kër Massar on est encore à Dakar une école qui est encore une abri provisoire ana député ba ana député Kër Massar député maire et pourtant am na il est député et le maire moo tax ma ne la est-ce que jarul en plein Dakar dans la capitale sénégalaise avant-hier on disait qu'on avait 6600 abris provisoires mais en plein Dakar dans la capitale quand même au 21e siècle man damay ruus c'est un peu dommage man damay ruus c'est dommage damay ruus maa la wax gàcce la may def gàcce la alors mbirum assemblée nationale moom chaque jour daanaka Thierno Bocoum nag ñu ngi koy xaar ci studio bi moom it bëgg nañu seq ak moom waxtaan parce que li mu yëkkati am na solo may fàttali ni que semaine prochaine dinañu ànd ak Wilane bu PS moom dina nekk ak ñun yeewandoo ak ñun altine bu soobee yàlla li tax nag mënul ñëw semaine bi mooy ñoom dañu nekk ci ay waxtaan ak parti boobu nga xam ne moo di PS di parti socialiste looloo waral seen ay rencontre ak seen ay réunion yu ñu am fan yi moo tax mu dàq ko inshallah ba semaine prochaine dinañu ànd ak moom xam naa ni Wilane jàkkaarloo mag rédaction bu King FM du yomb ñu ngi koy xaar am na beneen sujet boo xam ne balaa ñoo jeexal ak ci commenté Pape Madiakhaté andi nga ko mu xaw maa jaaxal tuuti dafa am dëkk yu xiif ci Afrique wala ci Sénégal waaw ci rapport boo xam ne FAO dañ ko def ci xiif gi ci àdduna bi lu ëpp 2 milliards ci doomi aadama ci àdduna bi ñooy dund ak xiif maanaam seen la ñuy lekk doyu leen ci Afrique de l'Ouest maanaam Afrique sowu-jant réew yi nga xam ne Sénégal ci la bokk Mali Mauritanie ainsi de suite ñoom ñu ne ci 2 milliards yi 177 millions lañ ci ñoo xam ne lii nga xam ne moom mooy xiif moom la ñuy dundee mu doon ay chiffres yu alarmant loo xam ne bu ñu nee 177 millions en Afrique de l'Ouest ça veut dire que Sénégal am na ci pàcc bu rëy ñaata la ci am exactement xamuñu ko mais day wane encore une fois difficulté bi jafe-jafe bi nga xam ne nemeeku nañ ko ci suñu réew yi ci wàllum xiif réglé wuñu ba tey problème boobu donte ne nag lu am solo la parce que xëy na ci gox yu gox dëkku taax yi peut-être je dis peut-être situation bi xëy na demeewut noonu mais boo duggee ci biir àll bi situation bi dafa compliqué trop 2 milliards sànq damay gëstu mooy gis ne ci Afrique bu ñu jëlee ci Afrique ci benn rapport boo xam ne ONU moo ko génnee woon ca février 2019 257 millions ci doomi aadama ñoom ñoo xiif ci continent bu Afrique yëpp bu ñu xoolee 257 millions ñu ne 237 yi mooy Afrique subsahara maanaam boo ci génnee dëkku naar yi 237 millions ci doomu aadama ñoom ñooy dund ak xiif ci àdduna bi 237 yi boo ci génnee 177 ça veut dire que Afrique de l'Ouest daanaka li ci ëpp moom moo ko pàcc bi ci ëpp moom moo ko am donc ça veut dire encore une fois que dëkk yi ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee suñu boor muy Sénégal Mali Mauritanie Guinée ainsi de suite xiif gi ci Afrique foofu la ëppee mu doon situation bu compliqué li ko mën a expliquer nag bari na politique agricole yi nga xam ne ñoŋul ci continent bu Afrique bi am na ci pàcc bu am solo parce que xiif moom buñ nee am na ci réew rek ça veut dire que dund gi doyul ni mu war a doyee cher na ba ñenn ñi mënuñu cee jotee na mu war a mel ci qualité ci baaxaay amul donc loolu yëpp ay cause la yoo xam ne malheureusement suñu état yi des fois duñu ci taxaw loolu ba tax ñi nekkee ci gox yeeg gox-goxaan yi sori yi dañuy am jafe-jafe loolu ngir mën a am dund gu baax gu ñoŋ meegul doy également. Il y a un an Pape Sarr su ma juumul FAO moomee defoon na fi benn alerte sur l'insécurité alimentaire dans le nord du pays. Plus des milliers et des milliers de personnes étaient concernées ci mbir moom loolu. C'était pas la première fois FAO wala benn pàcc ci askanu Sénégal di dund lu mel noonu. su ñuy wax la faim am na xëy na ñoo xam ne amuñu lu ñu lekk mais am na ñoo xam ne suñu xëyee benn repas la ñuy lekk. Soit dañuy ndekki wala dañuy añ wala dañuy reer waaye benn lay doon. ñu ngi wax généralement on va commencer par dans les zones rurales.
ren heureusement sant yàlla taw bi xaw naa baax. mais daaw ak daawati jéej mais la zone nord mais ils ont eu énormément de problèmes. nee naa la y a un an dem naa benn conférence de presse bu FAO. mais ils alerte la woon. dañu lancer alerte parce qu'ils pensaient qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui étaient menacées d'insécurité alimentaire. te loolu dafa garaaw. munoo yow nekk béykat yor sa ay tool yor sa ay nag parce que ceux qui sont du nord mais loolu mooy seen alal. loolu mooy seen alal. seen ay nag seen ay bëy seen ay tool amuñ yoruñu xaalis bu ñu jëndee ceeb diwlin mais ils vivent pas de ça. Donc ils ont je me rappelle qu'ils avaient même appelé FAO Menemi sax ils avaient appelé même l'État à intervenir en plus de ñoom seen intervention parce que xamoon nañu que ñoom seen intervention kese boobu doonul woon doy pour résoudre le problème. Donc le problème de la faim dans l'Afrique subsaharienne je veux dire c'est pas nouveau. C'est c'est accentué par beaucoup de choses wax ko sànq. Ren on a eu des pluies c'est vrai mais il faut savoir que depuis 10 ans on assiste à ce qu'on appelle un changement climatique qui fait qu'aujourd'hui ce que le paysan cultivait il y a 10 ans mais le rendement est moindre aujourd'hui qu'il y a même 5 ans. Donc ça c'est un problème. On quitte les zones rurales, on vient dans les zones urbaines. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Mais Pape Sarr, il faut dans les zones urbaines, aujourd'hui tu vas dans certaines zones, j'aime pas souvent dire la banlieue, parce que ce n'est pas uniquement la banlieue, même en centre-ville, mais il y a des gens, Pape Sarr, qui vivent la même chose que ce que vivent les gens qui sont dans les zones rurales. Ici à Dakar. Mais qui ont le ben repas le ñuy def. mais est-ce que xam nga ci ay jamono maanaam boo déggaan genre rapport yu mel nii génn wala ñu koy wax ci àddina bi doo ko gëm parce que da nga naan Sénégal amul loolu. mais parce que doo voyager moo tax. gis nga boo toogee Dakar ci yenn zones yi doo xam lu bari mais dugal ci àll bi c'est-à-dire defal benn ñaari région rek. nga dugg ci biir nga def fa une semaine. gis nga boo tàmmee dundinu Dakar boo fa demee non da ngay yàkkamtee ñibbisi. parce que li nga fay gis dañ la koy expliquer mais boo toogee fii doo comprendre. li nekk ci àll bi mais c'est incroyable c'est exceptionnel. puis li ngay wax sànq ci question nawet bi parce que gis nga agriculture ci wàllum xeex li nga xam ne moom mooy xiif mais base la ci gis nga li nga xam ne moom mooy bay dundee bi dafa nekk ODD 2 maanaam objectif de développement durable daf ci bokk li nga xam ne moom mooy xeex wàllum xiif te Afrique moo tax mbay mi bu amee ay jafe-jafe rek da ciy feeñ Afrique daf ci dellu ginnaaw bu baax a baax tey jii nii Dissa wax na ko am nañ problème pluviométrie parce que adduna bi xëy na changement climatique bi moo ko waral mais lu tax suñu gouvernement yi duñu teg ay pexe tey jii lu tax ba tey en 2019 mais gouvernement yi li ñu foog mooy lu tax en 2019 li ñu foog mooy xiif ñeneen ñi ñooñu ko war a fajal pas ñun lu tax en 2019 loolu nag moo garaaw xamul tax mu garaaw parce que banque mondiale la ñuy xaar xam nga am na xiif bi maa ngi lay wax sànq am na insécurité alimentaire bi am na sous-alimentation bi maa ñu dul lekk ba am na sous-alimentation bi ay gone yu bëri ñu ngi fii seen xel di wàcc parce que wala ñuy feebar ñàkk lekk gu baax gi la boo waxee ñu ne woy marché bi am na woy marché bi lan lañu indi qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on mange dans le marché qualité qu'est-ce qu'on nous importe ici ça c'est important il faut ñu xam lu ñuy lekk dara gënul baax laaxu caaxaan dara gënul baax laaxu ci fay dara gënul baax sumbi mboq bi ngurbaan bi dara gënul baax sumbi mboq bi fonde mboq bi yaa ngi dégg boo xam la wax ne il faut nekkee cere yu baax waaye na fekk nag nga am dugub na fekk nag dugub googu nga koy defee nga mais mu ñor yaa ngi dégg mais ñaata yoon lañ fi moment boobu ma lay wax nee naa la y a un an FAO dafa defoon même alerte bi di laaj ne gouvernement bi nañu taxaw ci ay vivres de soudure fexe ba nga xam ne bu jamono ji nga xam ne yegguñ ci nawet bi ñooñu nga xam ne ñooy béykat yi ñàkk lu ñu lekk seen sàq yi raas jeex mais nañ leen taxaw mais loolu dafa daw yaram maanaam artu woon nañu ñi nga xam ne ñu daan dundal askan wi tey dem ba ñu leen dundal ñi daan dundal askan wi kals ñi daan bay di jox askan wi ñuy lekk bu ñu demee tey ba ñoom seen bopp amul lu ñu lekk c'est dommage nga xam ne mais Papa Diakhaté est-ce que vous pensez que il peut y avoir toujours des solutions mais oui effectivement solution mënta ñàkk foofu moom laa doon expliquer ci côté agriculture bi nan lañ mën a tollee en 2019 ñuy tënku ba léegi ci nawet je veux dire ñuy toog ba léegi naan non nawet gi dina ñëw mais lu tax tey waruñu mën a teg ay mécanismes yoo xam ne mais noor comme nawet
baykat yi dañuy am ndox mu doy ngir ñu mën a bay li ñu war li nga xam ne moom mooy li askan wi di soxla mais ñu koy jël mais à chaque fois dañuy toog di xaar nawet nañ ñaan yàlla nawet gi daal di baax nañ ñaan yàlla nawet gi baax mais boo teg tollee période noor mais mën nga teg ay mécanismes on se rappelle président Abdoulaye Wade am na xalaat bu mu fi waxoon mooy pluie artificielle yi ak ni mu ko xalaatee woon bon c'est pas une mauvaise idée mais tey jii nii xalaat yu mel noonu war nañu ko mën a pousser parce que am na réew yoo xam ne ci àdduna bi ñu ngi koy def di noor baykat yi noor comme nawet Israël da koy def ah Israël exactement Israël dëkku xeer la noor comme nawet dañ koy def alors que ñun Sénégal on a combien plus de 700 kilomètres de côte le fleuve Sénégal qui va de Saint-Louis jusqu'au Fouta Djallon traverser zone boobu yëpp yow yaa ngi am nu mu tëddi le delta du Saloum entre autres yow fleuve Gambie traversé na la mais naka nga mën a amee loolu yëpp ak lac de Guiers ak ñoom seen ngay am problème mu ndox pour mun a bay alors que zone yi nga xam ne moom la ñuy bayee lan la c'est le bassin arachidier am nga delta du Saloum foofu dans le nord du Sénégal am nga fa fleuve Sénégal tu as la côte ay Mboro ak ñoom Kayar ak Mboro ak yeneen donc en fait c'est parce que xëy na suñu état yi des fois manque de vision moom man loolu laa jàpp parce que bu dee moyen la wala teg ay stratégie loolu warul mën a ñàkk parce que ñàkkul ci ñoom ñu am xam-xam et puis ay techniciens yu am xam-xam ñoo nekk ci ministère yi mais des fois wàllum politique gi da leen di dab ba des fois doo comprendre bi ci gën a flagrant peut-être bi gën a xam ne choqué sénégalais fa laa jeexale mooy un ministre de l'agriculture boo xam ne bi mu fi nekkee tout le monde disait dañ doon applaudir ñu ne waa kii de mu ngi góorgóorlu même acteurs yi ci newoon sax ñu ngi ko doon wax en l'occurrence je veux le nommer Pape Abdoulaye Seck ñu gis à un moment donné ñu jëlee ko fi yóbbu ko feneen teg fi koo xam ne xëy na moom moo ko gën a maîtriser parce que bu ñu fàtte Pape Abdoulaye Seck il n'était pas au Sénégal du politicien il était dans des organismes internationaux yu yëgee ci wàllu agriculture donc ñoom politiciens yi da leen ci day baax ci ñoom waaw moom lay nuróol de day baax ci moom lay nuróol de c'est vrai daanaka waxtu bi ñu cërale woon actu commenté di info expliqué mat na sëkk sujet yu intéressant tey la ñu waxtaanee jëm ci non seulement assemblée nationale ak réforme yi ñu ci bëgg a andi ci commission bi ak tamit li nga xam ni mooy xiif gi ñu nemmeeku ci Afrique man nag bi ma gisee chiffres yi damaa jaaxle wallahi bi ma gisee en Afrique 177 millions en Afrique 2 milliards dans le monde c'est énorme et c'est contradictoire Kals parce qu'on parle d'Afrique comme étant le continent du futur on a parlé de l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité on parle de l'Afrique comme étant le berceau de civilisation mais mosuñu ñàkk lu ñu lekk ñun bu suñu maam yi dañ fi nekk bu suñu buur da mosuñu ñàkk lu ñu lekk il a fallu que l'arrivée des hommes politiques des politiciens là pour que les gens se mettent à avoir faim mais ñi war nañu wax seen wax yi war na arrêter et puis solution yi des fois duy méngoo ak li nga xam ne moo ko war a régler ay bourses familiales c'est bien mais aujourd'hui gis nañ impact bi nga xam ne am na ko ci population yi c'est pas tellement ce qu'on attendait ayca ñu ngi marqué benn pause musicale bu ndaw nag après dellu soit ci leneen loo xam ne désormais dinañ leen koy dégtal ci rajo bi fii ba màggal gi ñun nag dañoo teel a jël tali bi jël yoonu màggal gi ànd ceeg Serigne Saliou Seck nii lañ koy doxalee ak yéen bu ñu demee nag ba gën a jege bu soobee yàlla dina am ay édition yoo xam ne dinañ ko amal foofu ca Touba en direct ci la première radio digitale bu Sénégal naka noonu ca bés ba bi ñuy waxtaan léegi li ma leen tënkal mooy dinañ ko dund avant pendant ak après événement bi ba ca cérémonie officielle ba ak suñu équipe bi nga xam ne mooy rédaction bu King FM ci ndigalu Daouda mi nga xam ne moo jiite direction technique bu rajo King FM tout de suite ñu déglu un titre ci Maam Góor mi nga xam ne démb la doon génnee album nga xam ne mi ngi ko dippee sëñ Abdou Karim Mbacké nangu ndogal li Maam Góor génnee ko démb di ci nuyu nag première dame du Sénégal Marième Faye Sall la ci nuyu noonu ci biir titre bi ñu doon déglu Yaay Dior ak Makhtar Ba di ministre des sports di leen ci nuyu bu baax a baax ci suba si ci la première radio digitale bu Sénégal danañu dégluwaat yeneen titre bu ci mel ni Sénégal tey ci kanam tuuti ndax nag ñoo ko njëkk a jot et nous sommes la première radio fii fort en musique looloo waral album bi tey dina saf-sap seen ay nopp balaa ñoo jeexal bu soobee yàlla dinaa leen joxaat beneen boo xam ne da ngeen koy découvrir léegi nag dañuy jéem a jël yoon wi ànd ak Serigne Saliou Seck mi nga xam ne moo ñuy dugal biir Touba ngir waajal 18 safar gi daanaka li ci des matatul sax fukki fan su ma juumul voilà wala lu ko néew ñu yegg ci bés bi nga xam ne Khadimul Rasoul di Serigne Touba moo ko woote woon ca Touba Mbacké incha allahu rabbi ñun nag kenn du dem ñu des voilà dinañ ci ànd ak yéen ci xew-xew bu mag boobule Serigne Saliou Seck ñi ngi lay nuyu ci jotaay bi nga xam ne moom nga dippee yoonu màggal gi
dal leen ak jàmm ci seen rubrique bi nu duppee yoonu màggal gi tey ñuy waxtaane li waral màggal gi lépp nag moo ngi doore bi Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul yónnee Maam Thierno Ibra Faty Ndar di Saint-Louis ci la tubaab bi jébbalee ndaamal daaru lettre bi war a génne ku tedd ki ci réew mi ngir mu amalub tukki jaarale ko ci biir géej gi bi Maam Thierno di yegsi fekk na Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul defari bagaasam ngir dem utali Ndar naaru góor wu tudd Awnulaahi ñu tegal ko ca mbalaanum sooy ca la yéeg jël loxom bu tedd ba teg ko ci kaw bopp taawam bi di Serigne Modou Moustapha Mbacké ak doomam bi di Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ñu gën koo xam ci Serigne Fallou Mbacké ne leen dénk naa leen Maam Thierno ci la xamalee ndamal daaru ne ko na nga muñ na nga gore te it na nga am jom fekk booba Maam Thierno fanweeri at rekk la am guddik gaaw la woon di samedi ci la Serigne Touba waxe woon ne xarajtu yawma sabti saamina hachar li xidmatil muxtaari fii sëhri safar xarajtu yawma sabti saamina hachar li xidmatil muxtaari afdalal bachar bésub keroog la Bamba amalee tukki bi tukki boobee la ni woon lépp li mu amee ci la ko yàlla sunu borom maye ba tax mu ne saa yu yegseetee nanu ko bokk màggalal lii ci ak tënk moo andi màggaluk Touba nekk bés bi Serigne Touba di amalee tukkib géej gi lii tamit lañ leen andiloon ci yoonu màggalu tey jii di leen jox daj daje ba ëllëg ci beneenu pàcc. ina wadiya lu ma sa xew ina murit gën a gëm ne Sëriñ Bamba ay waaja jërëjëf Serigne Saliou Seck di ko gërëm bu baax a baax moom nag désormais moo ñuy jox li nga xam ne moom la ñu dippee ñun yoonu màggal gi numéro bu njëkk baa ngoog mën ngeen ko déglu loolu di yoonu màggal gi uniquement ci suñu chaîne YouTube ci kanam tuuti bu ñu noppee ba pare di ngeen ko mën a déglu en mode replay naka noonu déglu li nga xam ni moom moo di détails yi nekk ci biir émission bi ñu dippee 9-11 sëñ sa Pama Jaxate waaw daa mel ni tegu nañ ci yoon wi de. waaw yoon bi kay fu mu toll nii moom départ nañu. li ma jaaxal rek mooy liste bi génn na te bokkoo ci. loolu moom xalaatoo ko. liste bi day génn. loolu xalaatoo ko gaa ngi nii ma tee. loolu moom xalaatoo ko. liste baa ngi nii ndey ma tee ko andi léegi. dinañ effacer tour de. liste bi de fees na mi ngi nii. dinañ effacer tour loolu kay moom kenn waxatu ko. Kader daal xam naa ni. màggalu sëñ Bamba gi kay moom Kader da ngeen di xaar ba déwén rek. sëñ Abdou Khadir Lo. waaw sëñ Abdou Khadir mel na. waaw da ngeen di toog moom nga génnee. caabi rajo bi ak man doomu ndey Serigne Saliou. kooku moom sañoo ko. affaire à suivre rek ñu xool nu ñu mujjee ak yéen. alors kooku def liste bi mooy génn. mooy génn dinañ ci dellu si incha allah may fàttaliwaat rek ni que jotaay yi nga xam ne moo jëm ci màggal gi yëpp dinañ ci ànd ak yéen ci rajo bi. jërëjëf Serigne Saliou Seck rendez-vous demain ci beneen numéro waaye ci kanam tuuti dina dellu si waat ci li nga xam ne mooy li gën a fës ci yéene kaay yi Pape Madiakhaté xam nga ni talaata bu ne nag daf ñuy intéressé ñuy wax ci wàllu environnement. Aminata am na loo xam ne defal nañu ko tey ci bés bi te xam nga environnement daanaka mooy dëkk. effectivement environnement moo dafa am solo pàcc bu am solo la ci àdduna bi. léegi sax réew yu bëri comprendre nañ ko ba tax ñu ngi ciy gën a wax ñu ngi ciy gën a développé Aminata Ba rek defal ñu reportage bi yoon ci ab industrie chimique bu nekk foofee ca Thiaroye ñu naan ko Senchim mu amal nag ay jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñooy askan wi fa dëkkee ndax ay déchets toxiques yoo xam ne ma nga fa loo xam ne day indil gàllankoor askan wa nga xam ne ñoo dëkkee ca pegg ga am ay jafe-jafe loolu ngir mën a nokki xeet bu bon ba nga xam ne moo ngi leen di sonal ak jeexintal bi nga xam ne mën na koo am ci seen wér-gu-yaram ñoom askan wi dëkkee ca pegg ga mu demoon fa nag pegg ca la nga xam ne moom mooy bërëb ba muy IC Senchim bu nekk ca Thiaroye ak askan wi dëkkee ca wet ga ñoom naka la ñuy dundee loolu ñu wax ko seen i jàmbat wax ko jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngay jànkawnteel ak moom ak la nga xam ne moom la ñuy xaar ci état bu Sénégal rawatina ak ministère de l'environnement ngir mu indil leen ci ay saafara ci nu mu gën a gaawee donc loolu lañu Aminata Ba daal di indil tey ci li nga xam ne moom mooy wàllum environnement maanaam wàllum alam gi ak li nga xam ne moom moo nekk ci biir bu fekkee ne yemb na mën nañu ko teewlu laataa ñoo dikk daal di yaatal ci li nga xam ne indil nañu ko mu ngoog ñu wëy ci ba tey ak li nga xam ne moom mooy ni ma ko waxee rek ko feggool de waaw maa ngi feggoog waaw Adja Dior ajaratu Adja Dior mooy Adja Dior waaw
moom mooy xaritu waa kër gi. waaw. Alaaji Kalz maa ngi lay nuyu. mais maa ngi lay fay Pape Madiakhate Sarr nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ci 99.4. am mbégte ak contentement saa su nekk di teew ci émission bu mag bi ñu duppee 9-11. niñ leen ko baaxoo rek di def talaata bu ne dañuy dikk ci wàlluk aalam gi. ku ne xam na ni aalam gi nekk na lu am solo lool nekk na tamit loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la ndax dinañu rek daal moom mënuñoo dem sans li nga xam ne moom moo di wàlluk aalam googule ba tax na tamit tey Aminata ba daa dem ba Thiaroye sur Mer muy Thiaroye géej foofee nag askan wa ñoom ab usine boo xam ne dañu ko faa defoon boobaak léegi xaw na defuk diir mu indil leen nag daanaka ay njombe yu baree bari sax ñoom dafa mel ni askan wi ajaratu doguma la wàllu environnement des fois dañ koy xaw a négliger dañu koy xaw a sàggane lool sax te lu am solo la lu am solo am solo la kon Thiaroye sur Mer boobee ñoom ñile askan wi yàgg nañoo dund jafe-jafe yi nga xamante ne si moo nekk ci diwaan boobee muy Senchim nag usine la boo xam ne dañu ko faa tegoon ci ay jamono lépp lu ñëwoon industrie chimique du Sénégal bu ICS ay produits yoo xam ni tooke la am ñu ko fa doon defaree léegi nag produit yooyu nga xam ni dafa am tooke am njeexital gu bon sax ci li nga xam ni ñoom ñoo di askan bi ndax usine boobee ak produit ya daanaka askan bi ay jafe-jafe lañ daan am demoon nañu sax ba daanaka bu ñu duggee ci wàllum élevage yari cuuj dañuy gis ni cuuj yi day dee par benn après ci lañ def constat ni ndekete usine bi fan implanté moo waral jur ga di dee bu ñu fa jëmbatee ay garab tamit dañ doon seetlu ni garab yi dañ doon dee ñoom tamit après ñoom tamit constat bi ci lañ ko defee ni ndekete usine bi nu dendal produit yooyu nga xam ni dangereux na moom moo waral lu ni mel léegi nag ci la askan wi daal di jóge woon taxawal benn collectif bi nag mi ngi regroupé woon ñi nga xam ni ñoom ñoo dëkk ca diwaanu Thiaroye sur Mer léegi nag bi ñu taxawalee collectif bi Pape Sarr moo doon défendre li nga xam ne moom moo di intérêt gox ba ndax tamit nee nañu woon bu ñu ci jógul lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóg nit ñu bari di ca am ay feebaru sëqat ak feebar yu doy waar sax doon ko am foofu ca diwaanu Thiaroye mars nañu amal nañ ay sitting amal nañ xeetu manifestation yu ci baree bari yaakaar naa ni presse bi wax na ci bataay yi pour que ñu délocaliser li nga xam ne moom moo di usine bi tey nag délocaliser nañ ko mais lan moo fa desaat loolu lépp dañuy teelu Aminata Ba mi demoon Thiaroye ñu déglu ko reportage bi ñu dikkaat gën a leeral moo ne de boo ko xoolee doo ko foog ndax bërëb bu set ngay gis ci bunt bi ay jaaykat rangaloo fa fii mooy usine Senchim nekk Thiaroye sur Mer jural askan wi xeet bu bon bu ñuy noyyi bés bu yàlla sàkk donte ni sax état bu Sénégal da koo tëj ci atub 2016 Mbenda ak Moustapha di yeewoo ci bile gox. boo nga toog rek jàpp si yàlla léeg-léeg jëlu nga ay jours yoo xamante ne xëy na sax bu boo defee cuuraay ci biir du jëriñ dara. mais seen ciment wax dëgg yàlla sonal nañu quoi boo xoolee yooyu gën na bari xet bi sonal na pas yëpp tey ko doon dund sax 80 ans 60 ans 50 ans nga dund yam foofu produit chimique bu garaaw la. waa cité Famara Sagna di woy di xeex ngir ñu jëlee fa déchets yi nekk ci bi la société. dara rek du déchet toxique mu jógee parce que ñun maar nañ ci parce que ñun suñu wàll jeexal nañ ba tàkk mais suñu ay doom yi di ñëw au moins ñu dund si oxygène bu naturel bu baax sax au moins moo tax kiy wax ak yow dem na ba ci autorité pour ñu def na tout hangar bii ñu fi bàyyi suñ ko mënoon a def stade ou bien un marché sax moo koy taneel. askan wi tiit lool di woo gouvernement bu Sénégal ngir mu dimbali leen. ñu ngi xaar état bi pour ñu jéem ko fi jëlee parce que usines yi moom warul di nekk au sein de la population baaxul sax si fleurs yeeg yeneen kii waxatuma la ak nag ci ñun nit yi. ku ñu ci mën a jàppale dimbali ñu ba mu jóg fi suñu ay doom nekk en bonne santé suñu ay jarbaat nekk en bonne santé loolu daal moo ñu gën a. lu tollu 500 tonnes déchets toxiques lañ stocké ci usine Senchim 2011 ba léegi te réew po Sénégal mënul traité yile déchets ba tax na jëruñ bi ñu dénk wàllu pa alam gi di Abdou Karim Sall xamle woon ne ginnaaw tukki pa nemmeeku bi mu fa amaloon ba tax na déchets yi dañ ko war a yóbbu ci beneen dëkk ngir askanu Sénégal mën cee mucc rawatina ñi dëkkee Thiaroye sur Mer. mu nga Kalz ni nga ko teewloo reportage Aminata Ba boobu mu defoon ci usine googee ni ko Dior Mbodj doon waxee ni mu ko waxee description bi ci buntu bi tu as l'impression que hangar la boo xam ne dara nekku fa c'est clean mais pourtant ci biir ñu ngi fa stocké ay déchets toxiques yoo xam ne mu ngi jeexital bi baaxul ci parce que am na ay kër yu nekk à côté te ñooñu xet bu bon bi yaa ngi koy dégg ci reportage bi soxna si di ko wax mu ngi leen di sonal parce que seen doom yi mën na leen indil ay jafe-jafe
surtout ci côté problème pulmonaire parce que dañuy noyyi xet bi day dugg seen poumon yi xamoo yan feebar la leen mën a indil te souvent yu mel nii mooy li nga xam ne dalay ronger maanaam ndànk la feebar bi di nekk sa yaram di la ronger ba booy dem ba yenn âge yi da ngay gis boobu fekk na atteindre na sa poumon yi foo xam ne mënatoo ko faj te doo ko xam sëkkat lay doon nga naan soj na te comme fii Sénégal souvent balaa ñoo jóg rek ñu nekk dans le besoin maanaam cas bi critique lool fekk boobu c'est trop tard mais gis nga li xew Senchim du foofu rek la xewee yàggul dara Aminata Ba dem na Mbëbës reportage bi teg nañ ko fii mbir mu doy war centrale à charbon bi nga xam ne moo nekk Bargny boobu également c'est pareil gis nga Sénégal dafa bëri ay mbir yoo xam ne ay endroit yoo xam ne maanaam ay danger danger public yoo xam ne dafa ñeel wàllu environnement bi yoo xam ne dañu koy bayal mais impact bi nga xam ne am na ko gis nga boo jëlee Senchim yaa ngi déglu reportage bi nga xam ne Aminata Ba wax na ko la xew ca Mbëbës keroog waxoon nañ ko ak askan bi nga xam ne ñoo dëkkee ci pegg yi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy am boo jëlee centrale à charbon bi nekk foofee ca Bargny je me rappelle ba ñuy déggat ak projet bi askan bi nga xam ne ñoo fa dëkkee woon ñenn ñi nga xam ne ay nappkat lañ parce que côté yooyu wala ay dañuy yëngatu ci yeneen activités ñu ngi doon ñaxtu naan usine centrale à charbon bi conséquences yi muy am mën na ñëw ba yàq seeni activité personnelle moo xam ci la ñuy yëngatu foofu la ci seeni activité wala sax ci nappkat yi nga xam ne xëy na ci côté yooyu noonu dañuy def ci ay activités donc muy doon ay affaires yoo xam ne mais la plupart la responsabilité de l'État est engagée mais duñ ci def dara dañ koy bayal dañ koy ñàkkal fayda population bi di ci ñaxtu di ko wax ci presse bi di ko relayer mais mu mel ne état bi da leen di soofantal bàyyi leen noonu alors que ñoom seen wér-gu-yaram moo nekk en jeu mu nekk ay mbir yoo xam ne xëy na ñetti exemple yooyu laa tudd mais ñàkkul ne am na yaana am pagaay du fi jeex du fi xaaj te yooyu souvent comme ni nga jor di wax sànq dafay mel ne nit ñi les questions environnementales intéressé wu leen ñoŋol soxalu leen te c'est très très dangereux parce que après tout nit ñi fa dëkk ay doomu aadama lañ dañoo am ay droit am ay devoir seeni droit mooy ñu sàmm leen sàmm seen wér-gu-yaram te malheureusement moo xam Senchim bu Thiaroye-sur-Mer Mbëbës ca Mbëbës ak fa mu nekkee moo xam li nga xam ne moom mooy centrale à charbon bu nekk Bargny ñu dëkkee ca pegg ga moom fu mu toll nii seen wér-gu-yaram bu ñu demee ci hôpital ñu ngi nekk en danger. doguma la sax mais Senchim boo gisee bi ñu doon kaas noonu ba ñu tëj usine bi en 2016 ñoom jàpp nañ ni usine bi fermé na tëj na ay portam kànnaare nañ ko ndeke la leen di yoot moo gën a dangereux ñoom bi ministre bi demee mois de mars passé defal effectuer fa visite ci la def déclaration ñu bari sax dañ ni ministre bi def na erreur de communication parce que population bi ñoom ñi kaas nañu mars nañ ba ñu tëj usine bi foogoon nañ ni tëj nañ ko ndekete lañ fa denc ci ay tonni tooke dañ ko doon nëbb kenn xamul nu mu toll ci la ministre bi communiqué def ni des centaines de tonnes de produits toxiques ñi ngi fa nee na fuite yi nga xam ne ci lañ leen denc barigo yi nga xam ne ci lañ leen denc produit boobu dañu dem ba dañu màgget mënatuñu contenir li nga xam ne mooy produit bi xam nga su ma déggee nga wax mbirum Caaroy googu ak Mbëbës bi c'est ay zone la yoo xam ne dafa bëri ay xale famille xam nga ko xam Caaroy Géej Caaroy Gaar dëkk la boo xam ne forte agglomération la voilà dafa bëri ay xale bëri ay góor bëri ay jigéen man certainement su ma déggee loolu comme yow soxna nga te jigéen nga xam naa ne borom njaboot nga njaboot gi ngay gën a xalaat surtout xale yi nga xam ne ñoom seen xale yi la ñuy xalaat parce que bi ministre bi waxee loolu ni léegi produit bi kenn mënu ko lakk Sénégal parce que haute température lañ ko mën a lakkee ce qui veut dire que ni Sénégal moom c'est exclu mënatuñ ko fee lakk te faaw ñu lakk ko parce que sinon mën na indi danger bu nga xamante ne si kenn xamul fu mu jëm léegi nag askan bi ñoom it daal di commencer tiit ñoom ñëpp génn li ñu bëgg mooy na leen yëf yi abal te ay tonnes la faaw ñu def ko mu am ay étapes yoo xam ne fa lay jaar pour ñu mën ko bitim réew lakke ko fa ndax produit instant yi kenn mënu ko lakk ci la nit ñi commencé di tiit di génnaat di amal ay manifester ni ñoom ndekete foog nañ ñu tëj nañ usine bi ñu ngi ci jàmm ndekete lañ fa denc gën a garaaw léegi nag ci la ministre bi amaatee def ay jéego ba ñu wutaat yeneen emballage yoo xam ni defaat nañ ko fa muuraat ko ba instant yi nee nañ xañ na muur nañ ko jekk-jekkal nañ ko waaye tamit taxul askan wa seen xelum dal ndax nee nañ ñoom chaque jour ñi ngi nekk ci ak guuta wóoruñu produit yooyu nga xam ne kenn mënu koo lakke fii Sénégal ndax haute température la kon nañ ko fa jëlee abal leen wut beneen réew moo xam ni fa la nu koy lakke gis nga produit boobu Senchim doog Pama Jaxate saa du mbir mi soo demee ay Mboro tey jii ay Taïba Ndiaye ak dëkk yooyu nga xam ne ñoo ne ci Tivaouane ñoom it problème yu mel noonu la ñuy dund ak industrie chimique du Sénégal ICS ñoom seen foofu dañu am ay sérieux problème gis nga ñi nga xam ne sax ña fay liggéey dañ leen di tuuse li nga xam ne mooy di meew
meew weer wu dee dañ leen di tuuse li nga xam ne moom moo di meew pour ñu koy naan meew mi jàllale mu leer ni usine boobu nee nañ réew yu bari jéemoon nañ ko faa implanté ñu bañ léegi indien yi ñëw nag implanté ko fi nga xam ne moom moo di Sénégal tooke boobu ñun lañu yàpp léegi nag ay tooke ñu ngi noonu ay garab yoo fa ji ñu dee garab mënuñu faa sax daanaka nit ñi ay jafe-jafe rek la ñuy jànkonte mu nekk danger bu nga xamante ne si kenn xamul lan la mën a indil li nga xam ne moom moo di réew mi c'est grave ña fay meew lañ leen di tuuse mais fàtte na bi may lim dama fàtte bu gën a jege beeda aan baa ngi nii entreprise yi nga xam ne ñoom industrie yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci code mais ay li ñuy déverser ci produit toxique yooyu produit toxique ci biir géej gi lañ koy kii te géej gi jën gi fa la nekk nappkat yi moom la ñuy soxla c'est-à-dire état bi moom moo deful liggéeyam ci pàcc yooyu c'est-à-dire bayal gi day dem ba et puis entreprise boo gis industrie boo gis mais dafa am responsabilité sociétale d'entreprise mais lu tax loolu noonu duñ ko def duñ ko respecté yow bu fekkee ne da nga nekk ci bërëb ngay polluer ngay yàq mais il faut ngay am pàcc boo xam ne da nga koy delloowaat ci askan wi mais bu fekkee ne yow da nga toog bayal wala ñu dem tëj yooyu noonu c'est-à-dire état bi même bu dee teg na ay projet jéego yi day yéex loolu te li ñuy wax le temps des politiques n'est pas le temps des citoyens sénégalais ñoom dañuy soxla nga jël solution bu rapide nga jox leen ko mais di teg ay projet yoo xam ne fii ak ñeenti at mais fii ak ñeenti at xamoo ñin ñi seen feebar fan lay toll est-ce que fii ak ñeenti at dina fekk ñuy dund ba tey est-ce que dina fekk ñu mu am seen feebar bi mën a toll foo xam ne dina leen indil ay jafe-jafe c'est autant de problèmes yoo xam ne état bi daf ko war a taxaw yaa ngi wax léegi ñu ne seen chim def nañ fa yeneen emballage mais état bi waroon na am responsabilité diggante boobu yëpp am na impact yu mu am ci xale yi ñu ne pourquoi pas ñu jël xale yi ñu defal leen ay yóbbu leen ci hôpitaux yi def leen ay test ay diagnostic pour xool ndax affaire bi impacté na leen ou non ñi nga xam ne impacté na leen ci xale yi ñu xool naka lañ leen mën a jàppalee ci paj mi mais tëj nañ ko def nañ fa yeneen emballage le problème est réglé on n'en parle plus bu ñu toogee ba jëmmi jamono problème bu posé waat ñu ñëwaat encore tegaat benn problème solution boo xam ne solution pour une durée déterminée la bu gàtt donc voilà ay maanaam taf yëngal la solution taf yëngal la ñuy privilégier que par rapport ak solution durable c'est dommage pour ñi nga xam ne ñoom ñooy subir conséquences yooyu jërëjëf waaw ajaratu ni ko Pape waxee rek c'est dommage ba pare askan wi ñoom ñoo ciy gën a loru ñoom ña nga xam ne ñoo dëkkee foofu ñooy gën a loru ne mag ñi sax mën na noo moytu waaye xale xamul dara mën nañoo fo jéem faa yéeg ci miir wala donte ni sax am nay gardien kànnaare nañ koog loolu lépp waaye dalul xel li dal xel daal mooy comme que produit bi maanaam tooke la mën na indi giraawaali gu ne nañ ko fi jëlee nañ ko fi jëlee daal mooy wax ji nañ ko dugal ci bateau yóbbu ko beneen réew comme haute température lañ koy lakke ñu xool nu ñuy yëfee daal lakk ko faneen beneen dëkk wax ji jeex non pour terminer foofu rek gis nga gars yi dañoo mën a bayal di ñàkkal fayda yenn affaire yi xam nga fan yële passé maa ngi doon xëy si ma tombé ci accident bu metti bi amoon fii tombe Petit Mbao foofu noonu ñu ne woon benn pax bu fa nekk la moom moo tax oto yi di ko dévier ba buñ koy moytu oto boobu noonu daal di mujjee daanu accident mbëkk ko mu am ay doomu aadama yu si ñàkk seen bakkan mais imagine toi xam nga boobu bi ma defee reportage bi kenn ci ñi nga xam ne dafa perte benn proche am ci biir accident mu ngi doon wax naan kilifa yi autoroute la ñuy jaar seen yoon newul fii te lii nii benn pax bu ndaw la xëy na buñ ci taxawoon léegi sëkk ko sax ñin ñi mën di ci daw bu baax xam nga loolu ça fait ay 2 semaines wala 3 semaines matul weer imagine toi Kalz xam nga pax ba fu mu toll nii nu mu melaat del pax ba mu ngi fa waat encore une fois lañ fa garawaay yañ fa sëkkoon fu mu toll nii génnaat na ndax taw yu mujj yi fu mu toll nii pax baa nga fa encore la situation est revenue à la normale alors que 3 personnes ñàkk na ci seen bakkan accident bu metti indil na problème as jafe-jafe yi ñaanuma ko yàlla ëllëg si biir oto yaa ngi wéy di ko dévier waat ëllëg accident bu amaatee dina ñëwaat encore une fois sëkkaat ko c'est-à-dire da ngay reeba tas quoi doo comprendre il faut que ñu wut ay solutions yoo xam ne c'est ça pour définitive ñu jàll ci leneen bañ cee dellu soit ay ca ci noonu nag laay demee ci tali bi xool xibaaru dem beeg dëkk bi Massaer lañ ci àndal Massaer ñi ngi lay nuyu Massaer daw na bu fekkee mën nañ ko amaat ci téléphone bi di ko gërëm bu baax a baax merci beaucoup ci page boobu nga xam ne moom la ñu jagleeloon lépp lu jëm ci wàllu environnement Aminata la ñu àndaloon moom moo ñu doon defal reportage bi ba tey ñu woy ak yéen ci li nga xam ne moo di 9-11 ñu marqué waat beneen pause le temps ñuy jokkoo ak Massaer mi nga xam ne moom moo ñuy gindi ci tali bi ngir xibaaru dem beeg dikk bi. La star planétaire Youssou Ndour sur cette antenne de la radio King FM tout de suite ñu ànd ak yéen ci xibaaru dem beeg dikk bi cette fois-ci baax na Massaer la ñuy jéem a fekk ji ci tali bi Massaer noo def. waaye sant bu baax di ñeekal. naka suba si ñu ngi lay ziar. waaye sant yàlla na yàlla nangu ziar. noo yeewoo mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw alhamdulilah. jóg ca njël rek de. waaw jóg ca njël rek. waaw acca kon ñu dem ci tali bi xool nu dem beeg dikk bi tey tëddee ci suba si. ayca merci beaucoup Kal ñi nga xam ne ñoo di lu xibaar
daal du Sénégal jàppal nañu dégg nañu parcelle case ba mais def nañu vers rond-point case ba mais vers rond-point case ba nga bëgg ràññee aussi ak rond-point foofu xaw na xat ba jéggi dayoo boo ko passé également aussi nga bëgg prolonger aussi la essentiel de l'émergence foofu aussi xat na ba jéggi dayoo mais gën na jafe aussi boo wàccee pont bi quoi jëm ci rond-point li foofu moom c'est un peu difficile di nga topp ci raa bu xaw a gudd bu xaw a jëm sax mais boo xasee ñëw rond-point Liberté aussi vers rond-point CVC nga ñëw vers rond-point Free rond-point Free laa ko tuddee quoi mooy rond-point bu laa ngi soon foofu am xaw na xat ba jéggi dayo waaw mais aussi boo ko weesoo nga jëm aussi vers ancien pit foofu it ay jafe-jafe moo dafay xaar ñi nga xam ne ñoo ko tàmm di jeex jeex na kon am na fu xat am na foo xam ne mën nañ faa jaar waaw su tolloo rond-point Free moom surtout moom foofu rond-point boulangerie moom foofu xaw na jafe mooy ay yi waaw yaa ñu na de maa ngi di la gis ni nga toogee ci taxi bi jeex na maa ngi ci rond-point bi kon jeex na yaa ngi ci rond-point bi jërëjëf Massaer kon ci beneen jotaay ci xibaaru Dembeek Dikk bi di ko gërëm bu baax dëkk bi nag am na fu féex waaye am na fu xat waaw comme d'habitude rek mi ngi noonee dëkk bi daanaka am na ci foo xamante ni si fu ci mel ni Cambérène ñi nga xam ne ñooy jógee banlieue bi di ñëw Ndakaaru Kalsa ñu ngi dund guddi bët setagul daanaka Cambérène xat lool sax ba doo boo jaaree ci péage bi foog ni moo tane ndeke fa la yëfee gën a wulee ñaar waaye des fois tam mu bett la yaa lool waaw des fois tamit mu bett la moom daal mais bariwul nag ba ci rond-point Yoff bi tamit Kalsa noonu la mittee rond-point Yoff tamit metti na torop gaa yi dañuy dugg ci biir koñ yeeg yu kenn xamul koñ ñu ne la ñuy dugg mi ngi noonu chauffeur yi daal am nañu ruq yoo xamante ni si fi ñu lay jaare sa yow doo fa xam waaw des fois ñu dugal la ci ay ruq yoo xam ne daal mais des fois nag ñu teggi ba far nag mujjee sonn teggi ba far mujjee sonn lool sax mujjee sonn acca dañuy dem nag ànd ak Serigne Saliou Seck moom it réew mi bëgg lool bu yëkkatee ci li ci yéene kaay yi ñu kontaan ci moom la ñuy dem xooli jiwaat mu jox ñu li gën a fës ci yéene kaay yi ci jotaay bi xam ngeen ni bés bu ne balaa ñoo jeexal moom daanaka moo yëkkati jotaay bi ni ñu àndee ak moom léegi ci li nga xam ne moo di yoonu màggal gi noonu la ñuy àndee ak moom également ci li gën a fës ci yéene kaay may fàttaliwaat ni bu ngeen noppee mën ngeen a dem ci suñu plateforme yi nga xam ne moom lañ leen a jagleel ngir ngeen mën a réécouter waat suñu ay émission wala sax yenn ci ay rubrique yoo xam ne da leen a yitteel ci rajo bi ñu déglu Serigne Saliou Seck mu yëral ñu li ci yéene kaay yi bu ko defee nag ñu dellu si ci li nga xam ne moo ci des ay waay ju nekk jàmmi waay la tax ñu wax ko te itam te tax ma gëm ko moo di ne ndekete saa yu nu defalee nit teraange ba muy bànneexu am na keneen ku nekk ca wet ga di ko naqarlu l'observateur ne lu ni mel la nu nemmeeku ca fal gu yees ga am ca IPRES ubbil yéenekaay bi journal Rue 15 angle corniche bi ne ci ak ndëgg sarax dëgg la président Macky Sall tàbbi ndax syndicat yu bëri ñoo geetaru takku taxaw ne président Macky Sall li mu def ca IPRES fenn la ko tegul ndax nag IPRES yoonu état nekku ca ba mu fay falaka folli moom président Macky Sall sax ca IPRES la folle Mamadou Racine Sy fal fa Amadou Lamine Dieng yéenekaay bi ne lii mooy li naqari syndicaliste yi ba tax ñu ne dàq ñu benn yoon dem kalaame ji ca bureau international du travail di BIT tey te conseil d'administration bu IPRES noppi nañ ngir tànnal seen bopp ki leen nar a jiite ki jiite réew mi sax di président Macky Sall dalal na leen dimanche bi ñu weesu ba xamal leen ni décret bi dëggal fal gi xaatimagu ko syndicaliste yi te xamal ko ne ko bu mu ko mas a xaatim bu dee ni bëgg na ak dal ki amagul dal ba tax muy tëbaka dal moo di Ousmane Sonko journalu Futurs Médias bi samp laaj ne Sonko lan moo tax muy tiit ba tax muy tëbaka dal réew mi quotidien ne monte nag Ousmane Sonko warul tiit si du quotidien ne ahakay ubbil yéenekaay bi ndax Ousmane Sonko li muy tiit moo di ne gaa yi yóbbu ko assemblée nationale di pencum ndaw réew ma weddi tuuma yi mu tegoon ci kaw Mamour Diallo su mi mbalaanum kiir laayam porté ko plainte yóbbu ko kaso te Sonko nee na yoon la woo xam ni président Macky Sall ci boppam moo ko xàllal boppam journal bi ne loolee nag bu dee ni dëgg la président Macky Sall manees na noo wax ni jël na raw gàddu ci sàkkal pexe wu jëm ci wàllum politique ndax nag lu ni mel lan ko tuumaaloon ci Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall tey jii ñu nar ko tuumaal ci Ousmane Sonko loolu tax yéenekaay bi gis ni président Macky Sall ci wàllum faagaagal ay wujjëm ci wàllum politique nar na caa jiitu président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade le quotidien lu ci man di am daal pencum ndaw réew ma di assemblée nationale dinañ ca amalu plénière niki aljuma bi nu dëgmal ngir leeral coowul 94 milliards yi Ousmane Sonko tuddoon Mamour Diallo Sonko ci L'As quotidien du loolu ndax naka gaay yi ci boppam dañ koo bëgg a kompaloo Moustapha Diakhaté mel ni ku koy tontu ci biir source a ubbil yéenekaay bi Moustapha Diakhaté ne Ousmane Sonko ci boppam ni muy politique moo salte ay tuumaak wax yu mu tegu
tegul fenn lay dëkke saa su nekk laas ne bu weesoo ndëgg sërëx gi muy njort moom Ousmane Sonko dil bi ñuy wax ni moo am ci diggante président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade ak Karim Meïssa Wade ak 130 milliards yi mooy ki cay nar a perte tey te juboo bu amee ci diggante Wade ak Macky Sonko rek lan nar a sacrifier Direct Info moom xëy di wax ca la génne Khalifa Ababacar Sall ak Mbaye Touré Serigne Mountakha Bassirou Mbacké la waxoon ni moo jëloon dogal ne dina seeti waat Mbaye Touré ca biir kaso bu Rebeuss ci la ko président Macky Sall xamalee ni dina leen génne ca biir kaso ba ñu génn jël la tribune mi xëy wax ci wàllum ndox mi journal des médias bi ne ndaje mu mag la ci àdduna wërngal këpp di waajal mu nar a xewe fii ci diwaanu Ndakaaru te buñ yeggee ca xew ma nag réewum Sénégal nar naa génne ci gafaam lu ëpp 2 milliards jébbal ko réewum France Mignane Diouf nekk président Front Social Sénégal ci biir yéenekaay bi ne mbir la moo xam ne organiser forum jaru ko te it jar na sax bañ koo amalee Ndakaaru Ndar géej ci fa la Ngelel Nord ak Bango Santiane nekk Vox Populi ne gox la yoo xam ne daaneel nañ fa lu ëpp téeméeri dëkkuwaay ba tax mu tàbbal lu ëpp 2 junniy njaboot ci góota ña ca lorole ci biir yéenekaay bi ne nguur gi ci boppam ñoo jël dogal bu ni mel ngir jaay leen doole ba man koo bégale ñu am doole ki amoon doole ba àgg ci lool ci màggaluk Tuuba moo di Cheikh Béthio Thioune ubbi Les Échos yéenekaay bi xalifa général kullu cantaakun la xëy dalal ci xëtam di Serigne Saliou Thioune mu fay xamle ni coow amul dara xewul te it bu nu àggee ca bésu màggal gi dinañ xam ne la ko dale ngaabu ba jànnatul maxwa moom la nu àndal bernde yi baayam di Cheikh Béthio Thioune daan def la ci Serigne Saliou Thioune wax xamle moo di lu ko ëpp dina ko def muy ndawaluk ginaar xar ba ci ndawaluk giléem dara du manki L'Observateur moom ndawaluk fas la ni dugg na biir Ndakaaru yéenekaay Futurs Médias bi ne firnde li moo di 2 fas la nu rendi fay tolloo ko arène nationale ba fees ko te ba fii kenn gisagul fu ndawal ga jaar Sëriñ Saliou Seck moom la ñu àndaloon ci li ci yéenekaay yi loolu nag moo yëkkati jotaay bi tey di leen gërëm bu baax bi ñu tàmbaleeg léegi ñi nga àndoon ak Pape Madiakhaté Sarr ci suba si ak Dissa Préra naka noonu ci la ñu ajaratu nag Dior Mbodj fekk si tey moom tagal gi da koo xaw a kii tuuti tey da ko xaw a wengal waaw tey da ko xaw a wengal tuuti mu xaw a yem nga ci gërëm bu baax Dior jërëjëf yow di nga ñëwaat ci kanam tuuti ak ki nga xam ne moom di Serigne Saliou Seck ngeen ànd ci jotaay boobu nga xam ne da ngeen koy yaatal dippee ko Midi Culture kon Kals ñuy jox dig ñi nga xam ne ñooy suñu ay auditeurs midi ci xibaar yi ci yaatal ñu duppee ko Midi Culture ànd ci ak Serigne Saliou Seck jërëjëf naka noonu Pape Madiakhaté merci beaucoup dès le matin yaa ngi àndoon ak ñun tey daanaka lépp ci suba si ñun nga ko paaseel di naw lool waxtaan wi ak xalaat bi nga xam ne bokk nga ko ak ñun effectivement di am mbégte bu baax a baax à chaque fois di toog fii ngir bokk waxtaan wi jëm rek ci gën a yaatal li nga xam ne moom mooy actualité bi ngir la nga xam ne xam nañ ko sa mu néew mu bari ñu daal di koy wax bu ñu ci waxee nag loo xam ne jub na yàlla sunu borom la lu ci dëng rek nañ ñu ko jégal te xam ne sunu matadi la di jaajëfal bu baax a baax Kals di jaajëfal ñëpp ñu doon teewlu ci King FM 99.4 ak ci yeneen plateforme digitale yi jërëjëf xale yaa ngoog yu rédaction bu King FM réew mi leen bëgg ndax li ngeen di def dafa neex te am solo et vous êtes très professionnel di ngeen ci xam dara bu mi di jotee incha allah ñu ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di Midi Culture ba tey ñu marqué waat beneen pause musicale doog a ñëw nag yëkkati jotaay bi xew-xew bi xam ngeen ko mooy sorti album bu Mame Gor Diazaka on va encore réécouter un autre titre ci album bi incha allah fàttali waat nii ba ñu xëyee ci 9h ba tey ñi ngi àndoon ak yéen ci li nga xam ne moom lañ leen di dégtal suba su ne ci la première radio digitale bu Sénégal may fàttali waat ni nag rubrique boobu nga xam ne tey dégg ngeen ko di yoonu màggal gi mën ngeen ko retrouver ci suñu ay plateforme yi nga xam ne ñu ngi leen ko jagleel ci digital bi moo xam YouTube bi wala www.kingfm.sn mbaa ci page Facebook bu King FM gërëm bu baax équipe bi nga xam ne ñi ngi àndoon ak ñoom ci subaak léegi tàmbalee ko ak ki nga xam ni moo di Ndeye Mati Dieng mi coordonné lii yëpp ba mu mën a yemb jaarale ko ci loxo di Saprera mi jiite rédaction bu King FM Serigne Saliou Seck naka noonu merci également à Pape Madiakhaté Sarr Ajaratu Dior Mbodj moom it bokkoon na ci jotaay bi ak ñun di leen gërëm bu baax reportage u environnement bi tey Aminata lañ ci àndaloon di gërëm service digital bi Mame Cheikh lañ ci nekkaloon ak pour la partie technique nag ñu àndoon ak Daouda Gueye ak ki nga xam ni moo di Kader Lo pour la réalisation de cette émission restez en compagnie des programmes de la première radio digitale bu Sénégal tout de suite Baye Cheikh ngeen di àndal mu gunge leen ba 14h ci King FM naka noonu le programme se poursuit ak Lisa Georgia ce sera à partir de 14h moom it mu ànd ak yéen ba 16h juste après Jukebox International avec Coco Jean le grand doyen di émission bu classique et puis di ngeen ci ànd ak moom jamonoy 16h lay doon ba 18h li ci des nag ci programme bi yéen a ma ko gën a miin toute la
la soirée on vous accompagne avec de la musique suñu xëyee ñëwaat ak yéen incha allah ci suba si dès 9h ci jotaay bi nga xam ne moom la ñu dippee 9-11 damay kittewaat ak yéen ci beneen titre boo xam ne maa leen ko diggoon sànq Mame Goor qui a sorti son album hier ci conférence de presse boo xam ne ma ngi ko amaloon fi nga xam ne mooy Café de Rome moo tax ma dégtalaat leen ci léegi beneen titre boo xam ne moom la ñuy tëjee tey mu dippee ko li nga xam ne moo di Sénégal tey. À demain inchallah. Loo ma xamal ba may waxal Sénégal tey Sénégal